يا سيدي يا رسول الله يشفع لي كمصطفى إن اشتريتك في دنيا وما فيها إن اشتريتك في الدنيا وما فيها إن اشتريتك في دنيا وما فيها إن اشتريتك في الدنيا وما فيها إن اشتريتك في الدنيا وما فيها اللهم lay sant di lay gërëm man maa ngi tudd Samba Diène Nam may bàyyi baayam di doomu bi day jaay ak Tidiane Nam Diène Nam Khady Diallo Samba Diène di koy rafetlu nag bés bi kat mooy ñun ñëpp moo ñu meññ comme ni nga waxee rek moo meññ Tidiane Mbaye Rama Adama Awa ak Pape Sène ñun nag ñun donc ñun ñooy troisième quatrième génération kon di sant yàlla rek di wax ni rafet na parce que ay mbokk dañuy dajaloo di defandoo dóorandoo su ko defee day gis ne yàlla mag ñi dañuy kontaan te bu ko mag ñi kontaanee yàlla kontaan di ñaan yàlla rek ñu gën a góorgóorlu te ñu ko waxee sànq rek mag ñi yërëm xale yi xale yi itam di déglu mag ñi dara ñii dañ fi suñu àll seen papa yi dem nañu am na mag ñu dem am na rakk ñu dem donc kenn xamul kenn ak naka la donc li wax rek ñëpp góorgóorlu te xàppe xol yi di ñaan yàlla ñaari ñeent fi ñaanal yàlla àgg si ñoom daaw te ñi fi nekk yi yàlla fi dajewaat déwén ay déwén yu bëri bëri amiin amiin te mu ànd ak dal ak tal yàlla mën na ko yàlla def. waaw dafa mel ni fi ñu toll nii ci biir kër maam Samba Diène ak Khady Diallo dafa mel ni léegi yaay taaw ci sëñ bi. waaw fi mu ne actuellement maa ci góor ñi man maa ci mag ci góor ñi. ci góor ñi ci jigéen ñi ku mag. Ndeye Khady Naam bu Papa Sega. bu Tidiane Naam d'accord macha allah macha allah. lan nga gis ne bu nu ko gënee def jàppante bi dina gën a aw ci yoon. xanaa comme ni nga xam ne muñalante suñu muñalante yëpp waaye yëpp yokk yàlla parce que mag ñi yor na wan nañu yoon bi ñu nangu puso bu réer suñu loxo sa ñoom kat amoon nañ jàmm amoon yërëm na ci seen biir te doon nañ jàppale te bu ñu amee problème tam xamuñu ko mais ñu ne ku am problème rek ñëpp daay wallaay sutura moo dafa mel ni moo jeex. waaw moo jeex moo jeex da nga gis kenn am doom yóbbu ko ci kër keneen bi pour mu accompagner ko ba nga xam ni vraiment jàmm rek moo defoon diggante doo xam kii moo jur kii te ñu dañu tegoon nag ci benn modèle de développement boo xam ne nañ góorgóorlu naan leen na nga am jom ci sa nawle la bu nekk bu nekk ndaara ci sa fa nga nekk donc yooyu yëpp ci du ñuy woon ni processus bi ñoom bu jaar yombul woon mais malgré ça def nañ achèvement boo xam ni ñëpp leen ci naw waaye ñu wax xale yi ñu gën a góorgóorlu gën a baax ci ñoom parce que xam nga soo fekkee jàll doo ko daaneel. waaw dëgg la soo ko daaneel rek ngeen delluwaat commencé te fondation bi déjà là te yal nañu yàlla jàppale yàlla may xale yi dégg-dégg. allahumma amiin. waaw bu ma leen dégg-dégg ma xam ni kenn du leen yëpp. xanaa di ñaan rek ngeen bañ di tàyyi yéen mag ñi ngeen bañ di tàyyi gën a ñaaxaat xale yi gën a waxtaan ak xale yi wax leen fi ñu jógee wax leen ni ñu war a toogee. su ko defee rek defe naa ne lépp dina. non moom loolu lu ci mos a taay ndax xam nga dafa mel ni course bâton témoin bi xam nga boo ko joxee da koy accompagner ak kii dañ leen defandoo nii loolu góor fii kenn gënuñu ko boo leen gënuñu la waaw ba nga xam ni
te xam nga Sénégal dañoo yabaate dañuy gaaw na la an maam fii la bokkam te yow su fekkoon dañoo teg rek ci faan ci fii ñu bëri duñu taxaw xool ñu donc dañu leen jéem a soppi parce que comme la ma wax naan da bëri soo ko wax France ñu naan ma yi man leen xëy man naa la sant barawuñu ku fi def safaan day teel a feeñ ku def lu baax dañ naan ah moom ma kii ñoo gën a baax borom kii kilifaam yaa gën a baax macha allah. donc dañ leen gën a góorgóor daal te di yeddante kuy jàng na jàng xamul métier dafa jàng métier nañu leen ci tool bi dañu leen yëngatu ci tool bi dëgg sama yàlla ko jox ku ko neex la ko jox ku ko neex la koy jox. mais boo yëngaloo lu bon lu bari lu barke moo gën moo dëgg la. moo tax nañu ñëpp góorgóorlu waaye jërëjëf. jërëjëf Astou ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal Pape Samba. naam ne doon Farak Awa Mbodj jërëjëf. kàddu yi rafet na. merci beaucoup. asalaamualeykum Ndeye Khady Diallo Naam ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaan rek nga wax ñu sa turu papa sa turu yaay di la ñaan it nga wax ñu bés bi lépp loo ci xam rek ak noo ko organiser nu mu demee rek nga fësal ko fii. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu man la Ndeye Khady Diallo Naam di doomu Mbay Naam ak Adja Sali Diouf waaw di turandoo nag ci borom kër gi Samba Khady Diallo man moom lañ ma duppee. moom lañ la tuddee. sa yaayu papa sama yaayu papa waaw muy bés bu ñu neex nag bu ñu ñor macha allah ndax retrouvaille la ci biir mbokk ndax mbokk dafa sacré mbokk alalu yàlla la yàlla moo bëgg ku jokk mbokk te lii ci bokk jokk mbokk la bokk ndax dajala boo xamante ni fu waay nekkoon rek di nga ñëw gisante xamante ñi xamante wu woon xamante ñi xamante woon gën a xamante gën a miinante gën a saafonte. est-ce que lii da ngeen nar di ko def at mu jot pour li nga wax ni léegi am gisante bi di am saa su ne. waaw bëgg nañ ko ba defe naa ne bii yoon mooy est-ce que du 3e édition parce que defoon nañ 2 yàlla mi nga xamante nag dara tawu ko ñëw ak ndogalam muy mbas mi fi jaaroon di doon 2 ans yoo xamante ne kenn deful dara ñu tëboon ko ba bii nii ñu yëkkatiwaat ko fas yéene daal di ko def at mu jot di leen ko jagleel. yàlla na ko yàlla di sottal saa su ne. amiin yaa rabbal aalamiin. naka nga xamante ne bu ñu ko defee rek mbokk gi dinañ gën a booloo dinañ gën a doon benn parce que am na loo xamante ne looy joxe ak looy yeddee ne lii kat na ko xale yi def pour gën a mun a jàppante gannaaw nag ba mag ñi jàppantee ba pare. waaw loolu moom mag ñi moom macha allah jàppante nañ ba pare ñun tam fi ñu jaar rek ba jàppante ñun foofu la ñu bëgg a jaarale xale yi ñoom tamit pour ñu jàppante te ñu ngi ci yoon bi ndax tey jii édition bi ku ko gis xam ne wute na ak édition yi daan am. édition yi daan am ak bii wute na bii gis nañ ci xale gis nañ ci xale yi mais gis nañ ci ay xale te mosuñu leen cee gis mag ñi rek édition yi fi jaar mag ñi ñu doon ñëw mais bi impliqué nañ ci xale yi pour ñoom tamit ñu xamante macha allah muy lu baax muy lu yoon parce que fi say mag jaar rek fa nga war a jaarale dañu war nag di exiger mag ñi bu ñuy ñëw nañu indaale xale yi. loolu moom parce que mooy tax xale yi xamante bu dee mag ñi rek ñoo roccee ku ñëw bàyyi sa doom yi tamit du yàgg ba ñu xamante mais nii ñoom ñuy ñëw di indaale ku ci mel ne sama papa Tidiane ñëw na indaale am njabootam Ablaye Diagne sama cousin la ñëw na indaale njabootam keneen ak keneen man mii di waxante yow dama indaale sama doom waaw ñu xamante pour ñu xamante jërëjëf Naam Médoune ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di ñaan yàlla ñu teew fi déwén kenn bañ a manqué yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué incha allah sunu maam yooyu yàlla nañu jot ci ñaan bi gis nañ li ñu def tey dëgg la yàlla nañ ci jot te heure bu ñu defee lii encore dañuy def délégation dem armeel ya tiim leen waaw ziar leen ñaanal leen te muy loo xamante ne luy suñu warugar la noonu loolu moom lañ defee waaye bëggoon naa tamit poser la benn question muy est-ce que yéen tout le temps da ngeen di ñëw rek Diourbel defe ko xam nga maam Samba Diène ma nga betwaa est-ce que bés at mun na ñëw ñu ne kat dañuy dem Dakar ñu defe ko fa
comme ça ñu mën a dem bétuwaar xamuñu fu suñu maam féete nag xamuñu ko mais ñu dem bétuwaar rek daal di ko fay ñaan. effectivement ñu ngi xalaat ci loolu parce que bëgg nañ tam décentraliser ko parce que du fii rek la sët yi nekk sët yi ñu ngi partout ñu ngi koy nësal daal pour di ci waxtaan pour mun koo décentraliser bu ñu defee Njaaréem ci yàgg pourquoi pas dem Dakar. xam nga jokk mbokk dafa baax pourquoi pas sax dem fekk ñoom Njaaye fa ñu nekk. effectivement mbokk ya fa nekk xam ne ñun suñu maam tey la ñu ñëw defal. waaw moom tey bu ñu loolu defee yëpp na ngeen ko mbébét. loolu la ñu mébét nañ ko bu ñu defee fii def Dakar. waaw ñaan nañu yàlla dem ba foofu. Saint-Louis dem mu nekk Saint-Louis Thiès. waaw pourquoi pas Richard Toll. waaw ñu xam ne ñii seen mbokk ñi ñuy fekk ji. waaw ñii ñoom tey bii ñoom ñoo ñëw tey jii. ñu ngi ciy waxtaan. yéen a ciy waxtaan. yàlla nañ ko fekk ndege di déwén incha allah. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Ramatoulaye Diagne. oui effectivement. maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi delloo ziar. di la wax nga wax ni sa turu yaay sa turu papa ak sa bésu maam Khady Diallo bi tey nga ko mos a teewee. effectivement tey laa ko mos a teewee. tey nga ko mos a teewee. waaw man maa ngi tudd Ramatoulaye Diagne. waaw di doom si Ablaye Sarr. di ko ñu Ablaye Diagne. di doomu Awa Diagne. Awa Diagne. man nañ tuddee mère Ramanam. Badiane Rama. Badiane Rama waaw tudd sama papa. oh là là Badiane. na nga def. maa ngi si jàmm baax maa ngi si jàmm baax donc amatuma droit jaar sa tur Badiane maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. alors bésu tey bii noo ko gisee est-ce que neex na la est-ce que ça t'a permis xam say mbokk. est-ce que déwén di nga dellu si. incha allah dinaa dellu si parce que ça m'a permis de savoir l'histoire de mes ancêtres xam sama maam fu mu jógee. man fan laa sokkeekoo te ku nekk defe naa. bëgg nga xam foo sokkeekoo ak say histoire maam. et ça m'a permis xam leen xamaale famille bi xam kam mooy sama bàjjen kam mooy sama tante sama papa fan la jógee fan la sokkeekoo. fan la sokkeekoo. et c'est la première fois à Diourbel. alors léegi bi def ne. gis nga ni sa maam Rama. taaw bi Tidiane la. maam Khady Diallo gis nga niñ ko uufalee ay doomam. uufal nañ ko Tidiane naam. uufal ko Mbay naam. uufal ko Pape Sega. uufal ko Rama. uufal ko Adama. uufal ko Awa. uufal ko Pape Sega moom mooy caat bi. alors ñooñu tey moo formé li fi famille bi yëpp. juróom benn ñooñu la ñu bokk ndey ak baay. xam nga kon lii moom mbokk mënu ko weesu. donc ci loolu nag la ñuy tënku rek pour di ñaan chaque année doom yeeg sët yeeg ñëpp ñëw. incha allah ñu defal lii suñu maam. defe naa ne tey neex na la. neex na la trop gis question bu may posé mooy xam nga ni suñu maam Samba Diène moom kenn denc ko fii. nee nañ abattoir lañ ko denc mais kenn xamul fan la. est-ce que famille bi mbébét na. par exemple ñu ne année bii di ñëw pourquoi pas duñ ko defee Dakar buñ ko defee Dakar ñu mun a dem nag ca abattoir ba. taxaw ñaanal suñu maam. loolu est-ce que yéen a ngi koy bébé. loolu moom damay këf wax ji sa loxo maanaam man dama gis ne pour éviter une certaine monotonie mooy bu ñu ñëwee fii waa Richard Toll ñëw Richard Toll dem bi ñëw bi ñu tollee Daaru Musti rek Fane Ndiaye def ma woo ma ne ko jaar leen Touba yàlla xam nga ne fonctionnaire bu retraité moom dooleem bëreetul. waaye mu ñëw sama ñetti pepp ceeb yi ñu bokk sama ñetti pepp ndox ñu naan mais famille bi kontaan ñu doog a mën a leen ngeen noppalu fi tuuti continuer soog a continuer après ci la ñu continuer si fii nga xam ne kon maa leen di ñeewante Richard Toll ni mu sore nga jóge fa 9h ba ay 14h waxtu juma nga ma ne leen après ñu forcé jaar si daara ji xamuñu foon Babacar ne ma ne ko da nga ñëw ba buntu daara ji rek nga laajte xale boo laaj Kër Moussa Nam rek ñu def man seen taal bi ñu ñëwee vraiment ñu toog maam Fatou kii ñu añandoo après maa ngi doon xalaat ni ñoom pourquoi pas édition yi ñëw juróom benn magarak yooyu am na kuñ ci denc waalo muy Adama Naam foog naa waalo lañ ko denc bu ma juum pourquoi pas ñun ñu déplacé wu dem waalo pourquoi pas ñu déplacé wu dem Dakar parce que xam nga li ma wax comme Samba Diène ñu ngi ko denc Dakar mooy turandoo Pape Samba bii ñu ngi ko denc Dakar abattoir te kër Ndeexar yi ak abattoir à 2 pas yàlla dogal tam benn sëtam ñu ngi foofu ñoom seen kër ak rue 15 bi noonu RFM ak kii ñoo jàkkaarloo ak mausolée Blaise Diagne bi après nga dugg biir abattoir
bon ñun pour lenn kay laa xam ne moom ça va très difficile nan la ñuy xamee bërëb duñ ko denc waaye yéene bi rek ñu dem fa waaw si jàng fa sikkar fa pour yàlla ñu ci buntu sanctuaire rek ne serait-ce que ñu def parce que fii moom deuxième édition bi ñu ngi fekk Pape Samba ñëw vraiment bi yoon ñëpp ñëw rafet na chaque année da ngay gis ne y a à faire à refaire parce que l'homme est perfectible perfection moom ku amul ci kaw suuf alkamalu lillahi lañ wax yàlla rek moo mat comme nit day tendre vers la perfection te du ko jot mukk nag ba ba mu fi jóge du jot perfection ndax yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam il a fallu que Jibril opéré ko ñu génne yenn ay lumbu deret du ñu fukk ci xolam man musaanam aw ma chance boobu moo tax yenn saa yi ma mer yenn saa yi ma mere nit yenn saa yi ma kii nit contre nit wala ma bëgg nit ainsi de suite donc kon imperfection boobu moo tax toujours dañuy parfaire jibi exposition bii nga xam ne bon daf ko ébauché nii man gis naa ci liñ ci war a parfaire kii gis na liñ ci war a parfaire ku nekk di nga ci gis loo xam ne mën nañ ko parfaire am na photo yu manqué am na date de naissance yu juum donc ça veut dire que kon dañu jël le truc dañu jël nga xam ne yàlla ci matadi la ñu bind matadi googu nag bés bu ñu ko xamee rek dinañu mën a di parfaire comme li nga wax ni ñu def édition pourquoi pas ñu def édition ak Dakar ñoom Cheikh ñu couvrir ko nii ñu dem abattoir donc ça bëri ko sama jenn xamuñ ko mais ñu ñaan rek xam ne dina ci jot yéene ko yéene ñëpp beneen yoon dans 2 ans pourquoi pas ñu dem waalo comme di des propositions rek ay yu may xalaat ni loolu yëpp c'est pour un peu élargir et puis itam koo fa dem ci moom ñu mu dëkkal dinañ ndeke kii borom mbokk lañ ndax dal nañu bi ñu fi daan yóbbu Richard Toll kër Fandiaye da doon jooy keroog xam nga da doon jooy ndax musul gis mbokkam ndax nee na mosul gis ay mbokkam ça fait l'occasion mu gis ay mbokkam c'était émouvant day jooy ba bañ fay jóge ndax mbokk alalu yàlla la encore une fois te Tamsir Sakho doon na ko nee na dox mbokk day guddal fan day yokk wërsëg ndax yow yaa ngi leen di ñaanal ni ko as Kandji waxee boo leen ñaanalee ñoom dañu wëlbati ki ñaanal la nga yàgg fi ngir la nga leen di yónnee ñu koy séddoo ne ñaan yi nga leen jox dañ koy séddoo tey festin lay doon ci ñoom ñu koy séddoo bu ko defee sànq rek maa ngi naan même boo ci ñaanal kenn rek ñu ne bërëb maam Sega bi boo ñaanee fee rek ñoom ñëpp dañu dajoo xam ne ñoom nga ko yéene ndax Tidiane dafa def ci kii bi sama jënd naam Xadi Jàll ak doomam yi juróom benn yi ak seeni set ak seeni yëpp ñun ñi ngi lekk suñ ceebu jën bi see ceebu jaga bu neex bi ñoom lee mooy seen ceebu jaga fële ndax fee lekkatuñu ay ceeb yi fee barsax ñaan yi la ñuy lekk moom la ñuy naan moom la ñuy dundee Ibou Sakho nee na am na benn cimetière bu mu romb mu gis nit ñi nekk ci feet mu gis koo xam ne moom ma nga toog fee moom giirawul nekkate gars yi ñetti faatiye bu nit romb jàngal leen ko moom ci la ñuy ñu ngi koy fàttali sànq pendant benn at ñetti faatiye boobu mu nekk seen mission boo xam ne ñu ngi koy giiroo kee giiroowul nag ñu ne ko waaw kee toog nag fee te moom bokkul ci giir bi mu ne leen kee dafay bàyyi doom bu koy ñaanal moo tax la mu koy may xam nga kuy giir da ngaa amul mu ne moo tax moom bokkul ci giir bi da leen koo baal ndax moom comme doom bi mu ko yónnee ñaan moo tax moom mu bàyyi leen seen ñetti faati yooyu xoolal ñetti faati rek benn at waaw kon boo jàngee kaani kon ñun mën nañu rafet njort ci ne macha allah lii doo ci soññ kenn jarul soññ kenn yàlla ñu yàlla gën a taxaw liñ ciy wax li nekk ci xol bi yëpp mënoo ko wax mais ñu barkelu ci loolu rek jërëjëf Aminata Naat maa ngi lay nuyu di la ziar bu wér a wér fan nga jóge nii Grand Diourbel yaa ngi jóge Grand Diourbel di lay laaj rek sa turu papa ak sa turu yaay ak sa bésu maam bi loo ci namm ëllëg ak lan nga ci gis ndax xam neex na la ñu ngi la koy laaj nga fësal ko fi. waaw man maa ngi tudd Aminata Naat. waaw sama yaay mi ngi tudd Mame Sall. waaw sama papa tudd Badou Naat. waaw. waaw bés bu tey bi ñu koy rafetlu. Badou moom kan mooy papa. Badou Naam kii. sa maam. sa maam Tidiane Naam. sa maam Mbaye Naam. Mbaye Naam boobu. waaw Mbaye Naam. waaw. waaw kooku sama maam. waaw.
bés bi ñu koy rafetlu dëgg fa yàlla. waaw ginnaaw dafa nekk papa joo xam ne papa ju baax ju oyof ko. ndeysaan ñun wóor na yàlla ni sa papa sax moo ko tax ñu gën koo xam. mais gis nga dañuy am des fois sax problème wala kii bu ñu ko woowee suñu tànkam lu ci dara côté bu nekk la ñuy jàppale. moom Jibi moom Jibi naam waaw. moom Jibi naam suñu tànkam lu ci dara. macha allah taxaw ñu taxaw comme suñu papa bu ñu dëgg la loolu moo ko war loolu moo ko war tamit yaatu na am na ñoo xam ne nii man xaw ma leen waaye yàlla ak kii Jibi naam moo tax ma xam leen. dëgg la moom Jibi dafa ñëw rek mu ne pour yaatal mbokk gi pour ñëpp xamante gis nga ko bésu anniversaire yi yaa ngi jot ci sa WhatsApp maa ngi siy jot waaw dama envoyé ay numéro yoo xam ne ni ma jël di woo seen numéro mi ngi noonu tey ma leen xam yàlla ak Jibi naam moo tax dëgg la yàlla na ko yàlla may fan wu gudd bu ànd ak wér xewal yi gën a yokk incha allah yëpp ñoo leen ñëw teew si kii ah yàlla na yàlla fay leen di jaay kontaan nañ trop dëgg fa yàlla nag yi tamit baax na tax ñu gën a xam nga fa naan moom yaatu na yaatu boo xam ne nii war na gën a mën a yaatu yi xamante daal dëgg la di ñaan yàlla saxal rek di ñaan rek ñu fekke ko ay at yu bëri suñu dee ñëw rek incha allah ñëpp dinañ xamante waaw ñëpp dinañ xamante incha allah kontaan nañ trop dëgg fa yàlla yàlla na la yàlla fay ñi ngi ñaanal sa borom kër ñaanal sa njaboot ñaanal sa yaay booy badu naa mais nag fu mu tëdd yàlla na ko fa yàlla xare aljanay firdaws mu toog ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah jërëjëf Namedou bu ñu la nuyoo ba pare rek dañ lay laaj sa tugu noo tudd kuy sa yaay kuy sa papa ak sa bésu maam bi lan moo ko waral ak itam lan nga def ne bu ñu ko defee rek yëf yi dina mën a jëm ci kanam ñu ñaan la nga teewal ñu ko fi. voilà man de Ablaye Diagne tudduma Ablaye Sarr sama turandoo donc turam moo ma topp. voilà mais Ablaye Diagne laa tudd. sama papa tudd Badara Diagne. Ramanam di doom ci Khady Diallo di sama yaay. voilà donc sama bésu maam bi defe naa ne ñu ngi ci deuxième édition non. deuxième édition bi donc première édition bi je l'avais raté mais deuxième bi quand même yàlla def na ma teewe ko voilà di ci kontaan bu baax a baax voilà di ci sigil sama yaay quelque part parce que je me rappelle bi ma gën a nekk xale daf ma daan indi Jurbel pour ma xam mbokk bi buñ daan romb armeel yi daf ma daan joxoñ naan fi nañ denc sama yaay donc tey bi ma demee ci armeel yi sama xol dafa tooy tuuti parce que sama xel dafa dem bëri ci moom voilà ma ñaanal sama maam bu baax ñaanal aussi magam yi fa tëdd voilà di kontaan daal ci lii parce que comme ni ko Moussa waxee rek man gisuma lu ko gën a rëy voilà parce que mbokk dañ koy layoo voilà te aussi alalu yàlla la voilà donc kontaan naa ci trop di sant yàlla bu baax li ma ko teewee voilà di wax rek ne mbokk yi moom il faut ñu koy suuxat parce que nan nga dafa ne bu yan stratégie lañu war a tëral yan mbébét lañu war a am ci suñu biir xol waaw jëfe ko pour que mbokk gi gën a mun a law gën a mun a doon benn voilà loolu de li ci njëkk dama gis ne c'est un comportement voilà c'est d'abord un comportement individuel ak comportement collectif comportement individuel c'est-à-dire que ne il faut que nit ki ñun ñi man bokk ma sentir sama bopp ne ci groupe bi laa bokk ci famille bi laa bokk ci deret bi laa bokk voilà et que war naa ci waslu ak lépp lu mu laaj ma dem ci sans calcul bu laajee ay cotisation pour doxal mbir mi ñu assurer ko voilà di kooku mooy comportement individuel bi c'est-à-dire dafa am yenn pratique yoo xam ne aussi buy nekk ci famille du comportement négatif la ko wax du façonner lu baax ci groupe voilà donc comportement bi daal ça doit être très très positif individuellement ku nekk gis sa bopp bon comportement collectif bi nag mooy c'est des règles de solidarité ñuy jàppalante suñu biir voilà bu baax a baax di nemmee kontante voilà parce que ñun suñu parents yi
li ñu def si ñun mu ñu leen fay dara du xaalis bu ñu leen di yónnee à part ñaanal leen ak rafetal seen ginnaaw te lii dafa bokk ci li rafetal seen ginnaaw surtout nag voilà ñu ngi ñaan it ngeen def ko exigence ne kuy ñëwati sa famille parce que yéen mag ñi xamante ngeen ba pare yàgg na parce que yow daan nga dem kër Pape Sega wala doom Pape Sega ñëw moo la yar donc comme ñun amuñu loolu ñuy ñaan lii at ba at la mais doom yi ñu di leen indaale comme yow tey ni nga def sa njaboot gi ñëw nañu saafonteeg njabootu awanaam saafonteeg njabootu maam ulay donc loolu exigence la war a doon pour xale yi mun a xamante ñoom tamit loolu yan kàddu naka ngay ñaanee pour ñoo loolu tam muy am waaw mais loolu mënut a ñàkk parce que héritage la voilà loolu nañu deseel suñu doom yi voilà puso bi warul mujj suñu loxo di réer voilà ku nekk mën nga toog Moussa dégg naa ma koy wax mën nga toog béy fu lu mu daan dundee ba sax si kin mën na ko continuer ba dee waaw mais nit warul toog di ci boppam bañ a seeti ay mbokkam di gayndelu booy gayndelu da ngay dee comme gaynde rek du wéetaay voilà donc il faut que ñu xëcc xale yi comme ni ma def tey parce que man aussi wax naa ci ba bëgg a dee parce que xale yi aussi c'est pas trop évident mais dama ci xar sama tànk tubéy parce que loolu rek nga leen mën a desel première fois bi rek mooy problème bi ñëw nañu saafante nag seen bopp ils sont très contents voilà gis naa ne happy nañ voilà donc buntu bi beeku na pour ñoom voilà ce que demain sera fait man xaw ma ko ñun on n'est pas éternel donc héritage bi daal laa leen mën a jox ci côté mbokk sigil sa yaay quelque part parce que yow sa papa nga am man sama yaay la am sa papa ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay donc ñun lii rek lañ leen mën a jox moralement fi mu ne nii mënuñu leen jox leneen lu dul jéem a ànd booloo rafetal diggante bi wax nag yow ñu ngi lay sant bu baax si sa ubbeeku parce que xëy na musuñoo nekk man ak yow mais gis nga sa ubbeeku moo tax tey ma yëpp la def la lu ne wax la lu ne naan la chéri koko bien sûr bisal fii bisal tubaab na foo jóge nii man maa ngi jógee Sangalkam. Sangalkam merci beaucoup dañu lay ñaan nga wax ñu sa tur sa turu yaay sa turu papa sa bésu maam Khady Diallo bi nga xam ne moom moo tax ñu fiy daje tey nga fi mos a ñëw. oui c'est la première fois. waaw man maa ngi tudd Mame Ngoné Diagne. je suis la fille à Abdoulaye Diagne plus connu sous le nom de Ablaye Sarr. et de Awa Diané voilà. alors sa bésu maam bi tey nga mos a ñëw d'ailleurs sax tey mooy deuxième édition bi parce que 2 ans yi fi jàll coronavirus bi moo tey ñu dem léegi nag ñu lay ñaan rek chaque année noo gisee mbir mi chaque année di nga dellu si. Inch'Allah c'est la première fois bon. C'est la première fois aussi à Diourbel. Donc ça nous a permis au moins ñu xamante les membres de la famille. suñu maas yi ñu mag suñu bàjjen yi tamit suñu tante yi suñu tonton yi bon ak suñu un peu suñu histoire maam parce que ñun ñëpp xamante wuñu woon ci suñu biir. noo gisee léegi bi def feneen. voilà loolu laa ça nous a permis au moins ñu xam au moins suñu am un peu aperçu suñu histoire maam xam suñu bopp parce que xam say maam xam sa bopp ci la bopp tamit. yow est-ce que mën nga tagg sa bopp. man mën naa ci tuuti. mën nga ci tuuti laalal ñu ci tuuti ma dégg. Diagne Ndar ma Diagne Mané sama ko côté Samba Diène Samba Diène moom franchement je xamoo ko non xaw ma. waaw dinaa jël sa numéro après dinaa la jàngal dégg alors léegi yow moom daal mbébét nga ne chaque année. waaw inch'Allah franchement dinaa ñëw te si j'ai l'opportunité. non dama ne bëgg d'autres cousins d'autres cousines sax je le ferai. voilà donc mu leen koy jaral. lépp lu ngeen nekk rek ngeen bàyyi ko tax bëgg nañu. xale yi xamante. yéen a ngi ci groupe bu famille bi wala nekku leen ci. ñu ngi si man maa ngi si groupe junior bi. groupe junior. waaw donc keneen ku ci nekkul da nga xam ne cousin la. nga wax rek ñu boole ko ci dañu bëgg mu gën a yaatu. d'accord en tout cas et on compte sur vous pour que déwén ñooñu ñëpp ñëw. d'accord incha allah merci beaucoup bu baax. di la ziara di ñaan rek nga wax ñu sa tur sa sant sa papa sa yaay ñu tudd ñoo gisee bés bi naka la ñu mun a def améliorer bés bi daal la ñu nii sa bésu maam ñu ngi lay laaj loo ci xalaat nga fësal ko fii. waaw jërëjëf Aïssatou Naam man Djibi Naam laa tudd doomi Pape Mbaye Naam ak yaay Maam Diarra Lo Maam Diarra Bousso Lo
dëkk njaareem bëgg njaareem di kontaan ci li ma doon daje bi nag man dama ci am mbégte parce que lii rek la ñuy ñaan mbokk moom dañu war di ànd di saafonte di jàmmante comme ni ñu ko defee tey waaw bu ñu ko defee rek ànd bi dina yàgg dina yomb daanaka daal moom loolu laa amoon lu ma ci mën a faram pàccee bu ñëw nag di la laaj yan moyen lañ mun a teg stratégie yi mun a teg ba ànd bi gën a mun a neex gën a mun a fës gën a mun a jàppante bi waaw kooku moom am naa réponse bi waaw d'ailleurs dama kontaan nga laaj ma ko gis nga xale yi nañu xam seeni mag déggal seeni mag jox leen cër bi ci war benn ñaareel bi mag yi tamit nañu nangoo tëddee njaaxaan uuf xale yi daal leen won yoon woo xam ne buñ ci jaaree maanaam daal lu bëri xaaxaam kooku woykat bi wax na ko te nag ku nekk nga yéene sa morom jàmm parce que jàmm moo am solo corona bi li tax mu yeewi bët yu bëri mooy fii kenn du fi des ñii dem ñii ñun gënuñu leen kon bés di nga yeew ñu ne jibinaam dem na kon nag loolu boo ko xamee rek yéeneel sa bopp jàmm yéeneel sa mbokk jàmm comme ça àdduna bi daal dina neex ma nga noonu secret baa nga ñu ngi lay firndeel ne ku bëgg jàmm nga ku bëgg mbokk nga loolu mbokk bi yëpp wax nañ ko waaw liggéey bi nga liggéey ci sa kër maam moom jéggi na ëpp na waax lool lii nag waaw 5 ans ngi nii maa ngi ciy liggéey tere na ma nelaw def naa ci lu bëri fu ne dem naa fa ànd ak samay pexe nag parce que li ma def ba am lii yombul waaw bi ma ko amee nag ma ne xaaral ma indaale ko ci yendu bi avancement rek la mais pareegul su paree dama koy def lii bi kër gu nekk dina am benn da nga xam ne man bi may màgg amul woon kenn ku ma jàngal samay mbokk loolu laa bañati mu am ci kër gi xale yi dañu xam seen mbokk xam seen papa seen maam seen sët yi parce que buñ ko xamantee rek waaw ànd bi day gën a neex kon ànd bi da ngeen mbébét mu continuer law ci sët yi law ci suñuy doom ba ñun daal ñu ngi ñaan yàlla ñu màgg ba ñu weer ak a weer mais xale yi jël relève donc loolu seen mbébét la pour que chaque année lii am ak itam nag pour xamale xale yi aussi il faut que mag ñi bu ñuy ñëw ñu indaale doon li nga wax mooy ñun ñëpp suñu bëgg-bëgg bu ñu sañoon non seulement njaboot bi ñun ñëpp ñu xamante mais aussi ñuy ànd daje yu mel nii day tax mu gën a sax parce que am booy jëmbat dara ci suuf ngay commencé xoolal tey bi ñu fi ñëwee am na ñoo xam ne ñi mosuma leen a gis 40 ans ngi nii may dégg seen tur mosuma leen a gis yàlla ji moo def lii ma yàlla moo mën ma leen gisee nag sama xol dafa sedd lii nay ëpp daje yii nay ëpp bëgg naa yéen ñi fi des mois bu nekk ngeen daje bu ngeen bëggee sax ma joxe dépense ngeen duggi ceebu jën gaa ñëpp ñëw ngeen doog waxtaan saafonte yónnee ma vidéo yi loolu rek doy na ma jërëjëf yàlla na jàmm yàgg waay te yow nag dama laa bëgg seen nee ma nii allahumma salli wa sallim ala نبي أتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وعسر الأمم إذا شئت رفع البلاء والنقم ودفع الكروب وجلب النعم فقل بلسان فصيح أتم رفعت أموري